man la Thierno Diop réew mi Italie dañu créé benn structure bu tudd Manko Foli Macky Sall ci processus électoral bi nga xam ne moom moo posé wu. mën naa wax ni depuis 4 jeudi yoo xam ne ñi ngi koy tegle di ñëw au niveau du consulat pour def opération foqati suñuy carte mais jusqu'à présent amaguñu ci lenn loo xam ni am na guñ ci gain de cause boobu ba tey ñi ngi topp Rokhaya policiers yi ñi ngi ñëw. chaque fois bu ñu bëggee dugg ci consulat bi policiers yi taxaw ci sunu kanam mais n'empêche ñun li ñu amal importance mooy opposition bi yëpp ñoo dajaloo bokk ndey bokk baay pour dugg ci opération bi Manko Foli Macky Sall. ba pare aussi beneen affaire boo xam ne dafa am mooy carte yi nga xam ni mooy rétention des cartes yi nga xam ni moom le ministre de l'intérieur parce que ñun ñi taxaw fii jeudi bu jot ñi ngi fi mais sequñu ko ak madame Rokhaya Ba ñun le ministre de l'intérieur lañ ko seqal le ministre de l'intérieur du Sénégal mu xam ni que carte yi nga xam ne moom la les Sénégalais de l'extérieur di réclamer seeni carte la te un président de la République qui n'arrive même pas à donner une pièce d'identité à ses citoyens man pour man kooku sax waru woon a présenter ci ay élections man pour man Macky Sall dañ ko disqualifier avant parce que un président bala ngaa mën a def dara bala ngaa mën a wax benn projet da ngay mën a joxe une pièce d'identité say citoyens comme il n'arrive même pas à donner une pièce d'identité à ses citoyens man Macky Sall wan pour man waru sax bokk ci ni parrainage ni élection man pour man loolu laa gis quoi ñi ngay gis fii nag ñu taxaw fii chaque jeudi ñi ngi fii ba keroog ñi am gain de cause chaque jeudi ñi ngi fii parti yëpp nag ñoo fi daje ah parti yëpp ñoo fi daje muy le Rewmi muy le PDS muy le PASTEF muy le représentant du juge Dème amul benn parti de l'opposition boo xam ne dajewu fi ñun ñoo fi daje muy objectif bi lan la muy opération foqati suñu carte te loolu par force la suñuy carte Aly Ngouille Ndiaye danañu ko jox ñun on n'a pas affaire avec madame Rokhaya Ba Rokhaya Ba ku tuuti la ci ñun elle est parmi nous kon kooku du suñu problème c'est le gouvernement du Sénégal te dinañ ko reyanteeg moom ba suñuy carte danañ ko jox te gis nga nii ñu ko defee nii noonu la ko waa France di defee noonu la ko defee dañ ko initier en Italie bii mooy 4e jeudi boo xam ne ñu ngi koy def te ce sera toujours comme ça yéen nag vraiment waa Diaspora 24 ñu ngi leen di remercier vraiment ci assistance bi ngeen di def ak ni ngeen ñu taxawoo ñu nuyu aussi tamit le président Aliou Ndiaye que mu envoyé équipe bi mu envoyé fii aussi tamit merci Diaspora 24. asalaamaaleykum man la soxna Mati Pastef ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di ñaxtu nag dëkkee di ñaxtu suñu carte d'identité yi Macky Sall bloqué heure bu ñu ñëwee di ko jël si mu woote police di gaspiller xaalisu Sénégal di ko fay pour ñuy ñëw di def escorte pour bloquer ñu pour ñu dugg ci suñu biir consul bii pour bañ ñoo jox suñu carte d'identité jox ñu suñu carte d'identité man pour man moo gën a yomb muy ñëw di woo police chaque jeudi ñuy escorter fii waaw ñun nag ñi ngi woo ñëpp opposition yëpp ñi ngi fii ñun waa Pastef lañu mais fii amul tànn sabu la neex ñun ñëpp lañu te ñun ñëpp lenn moo ñu ñor Macky Sall na bàyyi xaalisu public sénégalais bi muy gaspiller waaw parce que public bi nit ñi dañoo sonn waaw na bàyyi gaspillage na bàyyi gaspillage. voilà salaamaaleykum ñoo ngi fii ci consul bu Milan man la Mor Bergamo pour Pastef di wax ne comme ni ñu ko waxee sànq rek ñoo ngi fi toujours chaque jeudi ba ñuy jot suñuy carte d'identité nationale loolu lañ soxla comme dañu jëm ci ñu ngi ci parrainage bi te dañu jëm ci vote bi dañu bëgg a jot suñuy carte d'identité dafa am benn problème bu am ci gouvernement bu Sénégal mooy dañu bañ a joxe carte d'identité yi loolu leer nañu daf ñu leer carte d'identité yaa ngi fii ci kaw chaque jour nit ñi dagg seen i yitte ñëw boo ñëwee ñu xool ne la gisuñ ko te jég nañ ci suuf ne am na ñeneen ñuy jël seen i carte d'identité ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Macky Sall muy APR loolu nag lañ bëgg mu jeex parce que mbir mi mënul sotti lu dul dañu am ay carte d'identité nationale pour mën a parrainer suñu leader ak voter bu ñu eggee ci urne yi
li état bi def nag gis nañu ko mais bu duñu tàyyi duñu bàyyi ñun suñ bëgg-bëgg mooy loolu amuñu soxla ci lenn lu dul jot suñuy carte d'identité parce que suñ soxla mënuñu ko faj suñ amul suñuy carte d'identité loolu la état xam déyeewul suñ dara lu dul suñuy carte d'identité parce que xam na ne buñ ko yorul duñ def li ñu bëgg a def kon ñoo ngi nuyu ñëpp di xaar encore ñoo ngi fi toujours chaque jeudi ba ñuy jot suñu carte d'identité di ñaan nit ñi nañu ñëw ñi nga xam ne yi li yitteel na leen nañu ñëw nañ dagg seen i yitte waaw xeex bi fii la boo ñëwul fii daanaka ak loo mën a defit boo jëlul sa carte doo mën dara ñoo ngi nuyu ñëpp ba ci kanam incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw maa ngi nuyoo ñëpp man la Babacar Diouf représentant parti PUR bu Bergamo ñun ñoo fi ñëwoon pour war ànd ak opposition bi rek ci li nga xamante ni si moom la ñuy dox li ñuy dox nag nekk na loo xamante ni si yaakaar naa ne xel nangu na ko mooy problème mu carte d'identité moom moo nekk suñu but bi nga xamante ni mooy waral li ñu fi indi depuis 3 jours ngi nii ñu ngi continuer di fi ñëw te yaakaar naa ni bu fekkente ni si li ñu bëgg amuñu ko dañu continuer di ko def mooy carte d'identité yi nga xamante ne mooy waral parrainage bi nga xam ne moom la Macky Sall lancé plus vote bi nga xam ne mooy war a ñëw février 2019 li tax nga mën koo def mooy carte d'identité te jàppoon nañ ni nee nañu ñëpp nangu nañ ni élection yi passé 1,500,000 cartes mi ngi woon ci bureau yi joxe wuñ ko ba nga xamante ni si même ministre bi nangu na ko ba moo taxoon ñu jëlee fi ministre bi fi njëkkoon a nekk mooy nangu nañ ne def ci lajj joxeelu carte d'identité yi ñu wëlbatikuwaat defaat yeneen beesal ci wàllu mbind mi ñu binduwaat ça veut dire que 1,500,000 yi ñu joxe woon dolliwaat nañ ci beneen 1 million mbaa 1 million de plus yeneen carte d'identité ça veut dire que léegi si biir 1,500,000 plus 1 million muy 2 millions de cartes mi ngi ci biir 3 li toog kenn jotu ci te ñoom wóor na leen ni mboolem ñi nga xam ne dañuy jëlaat seen carte buñ ko jëlee duñu wateel Macky Sall loolu moo tax ñu téye yële passé téyewaat carte d'identité yu bees yi ñun nag ñu bëgg ñu jox ñu carte d'identité yi ndax ñu mën a def parrainage mën a préparer suñuy militants pour bu élection yi ñëwee présidentielles yi ñu voté contre Macky Sall loolu nag moo nekk suñu but bu nga xam ne ñun ñëpp opposition bi ñu d'accord ci wax ñi nañ def sitting ba keroog consul bi di ñu recevoir ñu waxal li nga xamante ne moom la ñu bëgg bu ko defee Sénégal yëpp teg ci seen bët xam ne lii la ñuy dox ñun waa PUR te loolu la ñu engagé wu bu ko defee yaakaar naa ne dinañ ci continuer incha allah ba keroog ñu li ñuy bëgg ñu am ko du ñu bàyyi bu soob yàlla. asalaamaaleykum man la Jacob Badiane ma may représenté fii si Italie à Brescia et le parti de l'UCS Abdoulaye Baldé. Donc tey maa ngi rajo Njere maa ngi parti d'opposition yëpp fii si liggéey bi bu ñu nekk di def liggéey boobu mooy lan mooy def front commun pour récupération des cartes d'identité yu sénégalais yi nga xamee moom la ñu nar a jublu pour le parrainage bu ñu nekk di def donc maa ngi nuyu ñëpp di ne que fii fu ñu taxaw nii suñu taxaw la ñu yor. nu ñu bëgg a wone tout le monde entier que problème bu ñu am fii tey mooy problème carte d'identité sénégalais yëpp ñu bëgg a wone tout le monde entier que la démagogie de l'administration sénégalaise yi nga xamee man suma parti politique le leader Abdoulaye Baldé moom la écrié au niveau du Sénégal dans tout le monde entier ñu jël dans tous les bureaux du Sénégal ay politiciens ñu nekk di diriger des consulats des ambassadeurs yi nekk di diriger des partis politiques donc moo tax le service de l'administration mu doon li nga xam ne moom moo nekk nii tey ñu ngi laaj à Macky Sall mu délibéré carte d'identité nit ñi pour ñu mun a liggéey normalement et ñu mun a jublu su élection présidentielle bu 2019 ñu ngi bëgg a wax tamit Macky Sall que carte d'identité yi ngi nekk di téye fii dans la diaspora ce sont des pièces d'identité yi nga xam ne c'est une lutte nationale ñun nekk di def parce que carte d'identité yooyu moo servirait fii au niveau de la diaspora italien yëpp pour ñu mun a présenter seen document de travail donc la carte d'identité elle est liée au passeport et au passeport au titre de séjour fii ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañu fii tey c'est des soutiens de famille c'est des soutiens de famille c'est vrai que ñu ngi jublu sur élection présidentielle mais li gën a important mooy lan mooy suñu carte d'identité ñi nga xam ne moo ñu servir pour ñu mun a jëli suñu carte d'identité suñu passeport ak suñu séjour yi loolu moo ñuy may fii liggéey donc ñu ngi laajte maa ngi remercier tous les partis d'opposition yi nga xam ne taxaw nañu tey loolu la ñuy am tey un front unique maa ngi gërëm di leen sant yéen ñëpp si taxaw bu ñu taxaw fii yëpp. asalaamaaleykum
yéen waa Italie asalaamaaleykum yéen waa monde bi asalaamaaleykum yéen waa Sénégal man la Aziz Lo chargé de la communication de Rewmi Bergamo di parti Idrissa Seck ñu ñëw fii nga xamante ne nii mooy consulat wu Milan. consulat wu Milan bi nag li tax ñu ñëw fii ñun ànd ak suñu mbokk waa parti bi ànd fekk aussi opposition wu Sénégal dañ fay ñëw ndax nag dañu am programme boo xamante ne ñun parti de l' opposition moom la ñu décidé. muy un programme de manifestation boo xamante ne nii doon koy def li nga xamante ne nii mooy motif bi mooy suñu carte d'identité yi nga xamante ne ak suñu carte électeur yi nga xamante ñoo nekk ci consulat bi sa consul bi bañ ko joxe. lii nag muy ab programme boo xam ne commencé woon nañ ko le 27 lañ ko def septembre ñëwoon fii le 4 octobre def ko tey nag muy 3e fois bi. li tax nag ñu koy def muy une rétention boo xamante ne nii suñu consul de Milan Rokhaya mu ngi koy def ci li nga xamante nii mooy suñuy carte électeur muy ab jeu politique boo xamante ni moom la koy defal ki nga xamante ne nii mooy candidat am muy Macky Sall nga xamante ni Sénégalais yëpp dans le monde entier Sénégal dans le diaspora ñëpp dañ koo bàyyi moom nag li nga xamante ni moom moo ci liggéeyam ak nga xamante ni aussi si nga xam ne mooy ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom la ko jox muy directive mooy que par exemple na bloqué carte yi parce que xam ne ne perte nañu diaspora bi parce que xam nañ ne perte nañu réew mi parce que xam nañ ne perte nañu élection yi loolu moo tax nag mooy consul de Milan muy Rokhaya di bloqué carte yi. carte yi nag boo gisee ñu wax ko c' est parce que aussi bi ñuy dem élection législative yi nga xamante moo amoon 2017 Rokhaya dafa bloqué woon carte yi. carte yooyu ñu si bëri ñu ngi fii mujj ñu voté keroog parce que da ngay dem ba sa bureau de vote ba ñu indi fa ay 10 cartes indi fa ne ñii mooy carte ya fa desoon seet leen ku fi sa carte nekk nga jël ko dem ci bureau ba voté bu ko defee nag booba 3000 ñi nga woon fii indi wuñ ko sa carte yi nag nekk si benn bureau boo xamante ni moom la ñu tëj fii nga xamante ni moom la nga xam ne moom lay consul bi di def ñun nag dañ koy wax fépp dans le monde entier parce que consul bi ñun ñoo ko fi teg loolu il faut que nit ñu xam ko ñun ñoo koy fay ñoo koy jox essence bi muy ñëw di liggéey kër gi mu nekk ñun ñoo ko fi teg lii nag mooy wane ne Sénégal le régime Macky Sall c' est un régime boo xamante ni c' est un régime incompétent parce que ku jël ku mel ni koo xamante ni li nga koy jox xamul yow li nga koy jox xamul ne moom mooy ñi nga xamante ni ñooy say doom yi nekk à l' étranger yow yaa leen fi war a représenté nekk seen ndey nekk seen baay nekk seen nijaay nekk seen frère nekk seen sœur loolu yow xamoo ko buñ la tegee si ab consul nii nga xay mën a doxee lii nag mooy li nga xamante tamit moo nekk dans le gouvernement sénégalais ñun dañuy nekk si pays bi nga xam ne si pays tiers monde lañ bokk dañuy nekk pays boo xam ne si pays pauvre lañ bokk mais boo xamee ne da ngaa dem nga xool dans le monde entier suñu gouvernement le nombre de ministres yi nga xamante fa nekk sax amul dans les pays développés yu mel ni Italie France ak yëpp loolu muy wane ne par exemple une carence bi nag c' est une carence boo xam ne c' est une carence politique c' est une carence intellectuelle boo xam ne le gouvernement Macky Sall moom lay def li nga xamante ni moom mooy Sénégal moom lay def li nga xam ne le monde moom lay def li nga xam ne diaspora bi maa ngi leen di sant di la gërëm wasalaam. asalaamaaleykum waa D24 man la Astou Mbow nekk représenté Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp comme li ñëpp wax rek la ñuy wax li ñu fi indi benn wax bi la mooy carte d'identité yi carte d'identité yi daal vraiment moom la ñu soxla moom la ñu bëgg a jël ndax fi mu ne nii koo dem di parrainel mu ne la aw ma carte d'identité sama carte d'identité ngi ci consulat ba rawatina tamit carte d'identité yu bëri amul non votant la xam nga loolu tamit loolu dafa doy waar xale yi nga xam ne dañoo yem képp ci voté am carte d'identité ñi yem képp ci am carte d'identité sax non votant lañ leen bindal loolu dafa xaw a doy waar ci si réew mu doy ni Sénégal mu nekkoon fi réew moo xam ne ñi fi jaar ñëpp dañ daan nekk di voté normal di jot seen carte d'identité waaye instant bi ñu toll affaire bi Macky Sall jël ko teg ko ci bakkanam bi na moom daal du wàcc du bouger wax dëgg yàlla sonn nañu trop ci lii chaque jeudi ñoom buñ ko mënee rek ñun mën nañ ko waaw buñ ko mënee ndax fii ñi fi nekk ñëpp ay noble lañu suñu liggéey la ñu bàyyi ñëw toog waaw yaakaaruñu kenn ku dul yàlla waaye day loo xamante ne nii suñu devoir la devoiru sénégalais la ñu war koo jël ñu war koo dox war cee taxaw loolu moo ñu fi indi mais duñu yaakaaruñu kenn ginnaaw yàlla suñuy liggéey la ñu bàyyi ñun ñi fi taxaw ñëpp ñëw taxaw fii kon nag lii dafa ñaaw jël ay policiers sol leen fi ba ñu fees na du ñu dugg loolu rafetul ñuy wax mu ñuy booleeg vice consul kii daf ñoo yeb sax nag daf ñoo yeb
waaye nag am na loo xamante ne nii xeex dong moo koy dindi gis nga mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam waa te lii yëpp nag dinañ ko xeex ba mu jóg fi Macky Sall lu ko jaral rek jaral nañu ko wasalaam. duñ ci dellu ginnaaw te li ñuy wax sénégalais yi mooy dañu bëgg mu leer seen bopp que ni li consul bi wax ci benn gàmmo nii ñun dañoo ñëw dajji buntu consulat bi du dëgg parce que ñun dañoo ñëw bi ñu ñëwee fekk mu teg ay gardem ci binti bi ñu tëj buntu bi ñun ñu taxaw ci biti bi ñu taxawee ci biti ba am benn femme di dugg ci la nit ñi di dugg ñoom ñi ci biir di bëmax buntu bi pour tëj ko ful bi aussi bëmax buntu bi pour dugg loolu mu buuxonte la woon loolu moo dajji buntu bi mais ñun ku ñu xam-xam ni du ñu ñëw di daj ay bunt ak ay toji veer ak i kaay ñun dépassé nañu loolu ñun suñu esprit dépassé na loolu mais nag li wër te wër mooy ñun ku ñu sedd ci gàllu xaaj dooñu ca fekk ku nekk nag na nga mel noonu nga defe ne noonu la ñëpp di mel mais may xamal sénégalais yëpp ni leen combat bi ñuy xeex combat sénégalais yëpp la parce que suñuy carte d'identité la ñuy laaj pour ñu jox ñu suñuy carte d'identité tey ji am na koo xamante mi ngi nii doomam mi ngi ko bëgg a defal passeport mënut a am carte d'identité te doomam majeur la xam nga loolu dafay loo xam ne dafa jaaduwul am na fii ñoo xamante ñi ngi yor seen i passeport war ko renouveler yoroon ancien carte d'identité yooyu réer na carte d'identité yi bees yi nga xam ne ci li ñu bind woon jotuguñu ci mënuñoo defar passeport mënuñoo defar dara mais loolu dafa jaaduwul Macky Sall fi mu bëgg a yóbbu réew mi nag la dañuy wër te nangu nit ñi ñoo war a taxaw fu mu dugg ci diaspora bi ñu yuuxoo ko ñun nag dañ koy xaar mu ñëw Italie moom daal na ñëw fekk suñu Italie moom loolu rek lañ koy ñaanal mu ñëw fekk suñu Italie dama ni ñun dama bëgg mu leer ci bopp consul bi que ni ñun demandé wuñu ko audience amuñu soxla ci moom pour togg moom ci wàllu carte d'identité parce que xam nañu moom mënu ci tous carte d'identité yi ka ca man dara mooy Macky Sall ma nga xamante ni moo bloqué le carte d'identité yi Sénégal Macky Sall moom la ñu bëgg mu dindi loxoom ci affaire carte d'identité yi ñu distribué ko même ministre de l'intérieur bi ñuy wax bu neexoon Macky Sall tey bu ne Aly Ngouille Ndiaye carte d'identité yi bëggatuma dégg coow carte d'identité subi na carte d'identité yi génn suba ñu joxe carte d'identité yi kon blocage bi Macky Sall la Macky Sall moo bloqué le carte d'identité yi parce que xam nañ dana dem élection danañ ko daaneel mu bëgg a bloqué carte d'identité yi mais nag li muy wax ci moom ni dafa am majorité gëm na boppam bu dee dëgg nañ livré carte d'identité jàmbur yi defe naa ne loolu moom moo am solo. 4, ok, i capi, noi stiamo qua, li facciamo entrare però li dobbiamo identificare e vi porto io dal console. Dal console, allora, non fate già... No, voglio dire una cosa. Già, noi non siamo disponibili oggi per parlare con lei. Perché? No, perché lei hai detto che non hai bisogno di noi. Anche noi non abbiamo bisogno di lei. Adesso sì, ci siamo noi. Vi accompagno io nel suo ufficio. È il problema che era molto semplice. perché lei non può uscire e scendere giù, noi non alziamo che lei scende. Così però fate vedere che non volete parlare. No, è lei che l'ha cominciato. È lei che l'ha cominciato. La faccenda. È lei che l'ha Questa cominciato. è un'occasione. Ma un'occasione per lei. No, vi porto io. No, ti spiego. Si parla dentro gli uffici. Allora, se volete parlare per 4 persone che sono i rappresentanti. Ma i rappresentanti ci sono, ma il discorso, la maggioranza dei rappresentanti l'hanno scritto e lei ha deciso di non vederli. Questa è un'occasione. E allora, noi Ma non è perché che lei non può uscire? Date retta a uno che non ho interessi. Perché non può Per uscire? dire che voi non volete, non vi interessa. Ma no, ci interessa perché se viene giù, venisse giù. non ci interessava. Si capisce niente. Sì, non ci interessava, noi ci venivamo tutti i giorni. Non è lei che decide. Ma se voi andate su e vi rendete conto e scendete e dici guarda non è servito neanche parlare col console, più di così non possiamo fare. Lo sappiamo già, ma se non siete andati, ma non è la prima volta, non è la prima volta. Daici 5 minuti di questa tastione, dopo ci parliamo. dai retta a uno che non gli... cioè io non mi interessa, io lo faccio per voi, se no Dammi 5 minuti, io ci parlo. asalaamaaleykum man la Adji Lo bokk ci parti réew mi nekk Milan Paulo waa ñun ak consul tey ji dañoo ñëw sitting ak consul man nag tey li ma si bëggoon a indi mooy consul doon na nit koo nga xamante ne jaaxal na ma parce que samedi bi passé danoo demoon ay gàmmu Tamsir Gaye biñ demee ci gàmmu ga bi mu ñëwee ñu dalal ko jox ko micro pour mu wax ak askan bi pour mu wax ak immigré yi waa këram fii nga xamante ne ñoo nekk ci Italie mais consul dafa def ay déclaration yoo nga xamante ni yu ma jaaxal parce que nee na sitting bii nga xamante ni ñoo ngi koy def mu nekkoon premier sitting bi ñu defoon nee na daal danoo ñëw yàq fi dajji buntu yi yàq fi muy wax kii bi sëriñ bi ni ko na waxtaan ak population bi waxtaan ak sénégalais yi ndax suñu ñëwee mën na noo sitting mën na noo revendiquer waaye waruñu fee yàq te man sitting boobu mu doonoon sitting boo nga xamante ni ci ñi ko jiite ci laa bokkoon nekkoon ci buntu bureau doon filmer def yëpp yàq ñu fi dara naka la benn autorité
yow nga ni yow yaa fi représenté sénégalais yi taxaw ci benn jotaay boo nga xamante ni sénégalais yëpp ñu ngi lay déglu si Europe ngay wax naan yàq nañ fa te yàq ñu fa te du dëgg parce que moom dafa bañ a wàcc musuñu fee ñëw ba mu wàcc tey jii ñëpp a ngi toog nii taxaw dajaloo pour nga xamante ni dafa war a wàcc wax ak nit ñi wax ak sénégalais yi mais nangu ko li tax nangu ko nag mooy sénégalais yaa ngi fi ñëpp mer nan ñëpp jaaxle nan ñii bëgg na noo jot seen i carte d'identité mën a defar passeport jotuñu ko ñii bëgg na noo jot seen i carte d'identité mën a defar laneen kenn mënul am carte d'identité léegi nag consul dafa ragal a wàcc pour xam na ni télécaméra yaa ngi si biti xam na ni nit ñaa ngi si biti dinañ ko yuuxoo looloo tax waaye nag man déclaration am bi nga xamante ni defoon na ko te ma nekkoon ci gàmm ga toog ci ginnaawam bokk ci sit-in bi représenté fi Idrissa Seck wax dëgg yàlla madame consul maa ngi lay wax su baneen yoonee boo nekkee si jotaay na nga xam ne du yow doo nga fa nekk na nga xam ne du parti Macky Sall ñoom ñoo fa nekk parce que bu nu wootee pour sénégalais yi ay gàmmu ay daayira ay association na nga xam ne danga faa nekk say nawle nekk fa looy wax na doon loo nga xamante ni moo am te muy dëgg loolu laa indi woon lu ma ciy seede askan wi di ko wax ne nag su baneen yoonee fépp foo taxaw wala nga teew fa rek dig ñu fa fekk kon say kaddu na doon kaddu yoo nga xamante ni kaddu askan bi la mu doon ay kaddu yu dëgg. lii dafay wone rek ni image Macky Sall ak ay nitam nit ñi mel rek leneen la loolu moom moo ci nekk mais nag na nit ñi jël seen responsabilité ñoom boo defee ni ñun lañ koy def defuñu ko delu Sénégal lañ koy def ñaata consulat ñoo nekk Italie. chaque fois consul Milan rek ngay gis policier ñoo taxaw fii consul bi ci boppam moom ci boppam dem na ba aviyol ko boppam parce que taxaw na fenn ni li ko ci jaaxal coow li lépp consul Milan la parce que toujours Milan mooy am problème bi te yeneen consulat kon moom war naa xoolaat boppam xoolaat doxalinam ndax ku ñëpp tifli nga tooy su fekkee ni ay consul dañoo bari biir Italie gii te consul Milan toujours la coow gi nekk kon coow li moom mi la war na xoolaat boppam xool comportement am loolu la war a xam te xam ne lii c'est éphémère ndax day jeex jàll ñun nag kon xam nañ ni day jeex jàll ñun du ñu ak moom encore une fois de plus ñoom taxuñu ñëw jóg intéressé wuñu ñun ki ñuy tax a jóg mooy Macky Sall la ñu bëggal ba abal ñu Sénégal ndax bu fi Macky Sall jógee ñoom ñi dinañ fi jógee loolu moom c'est clair et précis ñun nag dinañu dem suñu yoon parce que duñu fi nekk di xuloo di xeex wala ñuy saagante wala ñuy def lenn mais dinañu tenir réunion incha allah de coordination de l'opposition xool beneen position ba ñu adopté ba lii moom dana jeex wala neen nu mu jeexee incha allahu rabbi danañu ñëwaat incha allah jeudi bu jot danañu ñëwaat fii ba keroog ñu am li ñu bëgg suñu carte d'identité la ñu soxla. jëluñu ko même ambassadeur bu Sénégal saisir nañ ko saisir nañ le ministre de l'intérieur bu Italie saisir nañ le ministre des affaires étrangères bu Italie te dinañu saisir le préfet de Milan ak le questore de Milan ñooñu jotoon nañ leen envoyé lettre dinañ leen si envoyé lettre. dañu def aussi benn point article de presse ci l'écho du Bergamo dénoncer situation bi ñu nekkee fii au niveau du consulat de Milan dénoncer aussi rétention de carte d'identité yi Macky Sall def au Sénégal ba kenn mënut a jot seen carte d'identité en tout cas fu ñu ko war a xeex dinañ ko xeex samedi dinañu dem Belgique am nañ fa rencontre am na UNESCO kii droit de l'homme yéen a fa nekk de préparer nañ lettre bi dinañ leen ko jox dinañ ko xeex bi daal dinañ ko internationaliser fu ku war a jot lettre duñ ko war a jox kuñ ko war a wax dinañ la ko yëgal te lii ñu nekk duñ ci dellu ginnaaw ba bañ jot suñu carte d'identité loolu daal lañ doon wax non ñun moom lijjanti wuñu la muy def ci kaw intéressé wuñu li muy def soxlawuñu ko bëgguñoo xam lu muy def ñun déggoo li ma la wax dama ni la moom situation bi munu ci dara parce que carte d'identité yi nekk Sénégal ka ko war a mën a génne mooy Macky Sall ndax Aly Ngouille Ndiaye mi ko yor tey bu Macky Sall ni koon carte d'identité yi bëgg ba mu fanaan ita Sénégal nit ñi dinañ jot seen i carte d'identité kon nag li wér ba wér mooy problème bi Macky Sall moo mën a décanter situation bi tant que nag moom waxul carte d'identité yi mënu fee jóge kon nag Macky Sall la ñuy demandé mu décanter situation yi wax nañu génn carte d'identité ñu jox ñu suñu carte d'identité loolu moo ñu intéressé mais bis bu ñu wëree ni carte d'identité ñëw na mi ngi ci moom nag nga xam ne léegi bu boobaa ñu ak moom la non bu boobaa suñuy carte d'identité dinañ ci jot ak duñ ko may 24 heures fii ci consulat bi te ñu jot ñu seen i carte d'identité kooku moom na ko def léegi ci boppam su ma nee woo police nag ak ay mbërëg yu kenn xamul na préparé comme confrontation la bëgg elle aura la confrontation. waaw foofu nag laa bëgg a tontu mani la parti politique yi waxu ci parce que parti politique yi intéressé wu ko li ko intéressé parce que bu fekkee ni ay parti politique dañoo def mbubboo def benn kuréel tuddee ko Manko Folli parti politique yëpp kenn ku ci nekk ci mu taxaw ñu bind ko lettre bind préfet bind questore bi mu taxaw ne moom du ñu recevoir je pense que ni bu taxawee ne day recevoir ay association ak ay mouvement ay daayira je pense que pour fooye yu ñu la bien que loolu j'ai beaucoup de respect ci mouvement yooyu muy wax ni association yi mais je pense que ñun aussi tamit ay citoyens sénégalais lañu
am droit am pièce d'identité un président de la République boo xam ne il n'arrive pas mu jëkkati une pièce d'identité mu jox ko ab citoyen je pense que kooku mérité wul sax muy dem élection waaw pour un coût de 52 milliards koo xam ne def nga ko vraiment mérité woo sax dem élection koo xam ne mënoo joxe une pièce d'identité sa population mais nan ngay demee élection man parrainage yi muy wax nii sax man pour man waru cee bokk loolu mooy le problème loolu moo fi nekk moom la gars yi di xeex policiers yi ngay gis mi jeudi bu jot nag fii la ñuy toog fii lañ koy nekkal ba ñu ci dara ba keroog ñu am gain de cause loolu moo fi amoon lu fi nekk